dikkati naa président Macky Sall day mi ngi ci guddi gu bët setagul tribune yéene kaay ne ma xat-xat yi président Macky Sall nekk sax dafa daal di bari ma limal leen yéene kaay bi ne ma dooree ko ak élection législative juillet 2022 yi Macky Sall nee na liste parallèle moom bugg koo dégg lii nag tere naa nelaw góoru Marème Faye Sall yéene kaay bi ne ma xaajaloo bi nga xam ne biir coalition ñu ngi koy dund lii nag naqari na lool président Macky Sall telam ca mën bëriwul moo tax it ma ngay xupp local yi gis nañ ko ñenn ñoo xam ni président nangu na ni moom moo leen ngemb waaye am na ci ñoo xam ne mer ci président Macky Sall lim leen investirul moom moo tax nag ñu daal di samp seen dundu bopp président Macky Sall tribune ne ma neexu ko de ma ngay xupp de te bu ñu booloowul ñoom waa Benno Bokk Yaakaar faatu fa yàllaahu direct news ne moo tax it président Macky Sall day sippi na meram gaayam yi nga xam ne ñoo nekk ci diwaanu Kaolack ndaje ba mu woote woon ci genn hôtel ca Kaolack direct news ne ma maître El Hadj Diouf dafa xas candidat yi ba maar day taali Mariama Sarr gaay yi ne ko doo dugg ci salle bi Modou Ndiaye Rahma ak maître El Hadj Diouf di yekkante ketebe xastante yu ñaaw ci kanamu président Macky Sall nag ne responsable Kaolack yi seen tàccu yi ci boppam laa bëgg ngeen dakkal ko yéen gañewu leen dara fi mu toll nii gàccee leen waroon rey ngeen di nëbbu critique yéen kaay na ma xeex ngir élection législative yi day daal dinay door Khalifa Ababacar Sall waaye Yewwi Askan Wi bëgg nañ ko def candidat ab naxaate la ci wàllu politique wala tam dañoo bëgg a gësam yoon opposition ba nag la leen naqari réew mi quotidien na ma moom moo di nag Macky Sall li mu tëj ci ne Khalifa Ababacar Sall du doon candidat direct news ne ma Alioune Tindé la mu wax leer na nee na Khalifa Ababacar Sall ak Karim Meïssa Wade seenu mbir dañ koo war a saafara mu jeex gannaaw politique l'observateur ne ma président Macky Sall kay li ko teree nelaw bokk na ci dund goo xam ne cher na ba jéggi dayoo te it cheraay gi gën a yokku ca la ñu jëm loolee nag mi ngi gëtan daal di menace ko mu réewum Sénégal te nguur gi nag bu subventionné wul yéene kaay bi ne ma maar day taali daañu ko dund ci réew mi maar day taali gi nag tàmbali na le thème mooy yéene kaay ne ma nappkat yi nga xam ne ñooy napp jën bi neexal ceeb wi soobu nañu ci grève dara waralu ko nag lu dul licence yi nga xam ne jébbal nañ ko ñu nekk bitim réew loolee tax na jën manqué na cher na ci réew mi ñoom ñi nga xam ne ñooy nappkat yi fas yéene nag defanteeg nguur gi waaye tam defanteeg seenu jëwrin l'évidence yéene kaay ne ma fi mu toll ni kay ci diwaanu Mbuur ak lu ko wër gaa yi nag nee ñu napp gi ci boppam la ñu bëgg président Macky Sall xoolaat ko tëñ rek lambaatu la ñu yoree napp gi moo tax Sénégal lekk fi jën wu baax jafe na les fa yéene kaay ne ma ànd gësam ñoom it soobu nañ ci grève seen ñaareelu plan la ngir ñu xoolaat seenu payin critique yéene kaay ne ma éducateur spécialisé yi ñoom it soobu nañ ci xiifal grève de la faim ngir nag ñu recruter leen ci fonction publique booba day Les Échos yéene kaay ne ma ka leen war a recruter moom ministre Samba si day ma ngay teesanteeg Ousmane Sonko xamal ko moog waa opposition bi ne leen faaw nag ñu xoolaat seenug doxalin ndax nag buñ bàyyiwul yi ñuy def ñooy xoolal seen bopp ay budget booba Les Échos di ma xamal ne waa Benno Bokk Yaakaar day daal dina ñu cokkaasati Ousmane Sonko caxatee ko ba mar day taali Walf Quotidien ne ma Mimi Touré moo ko jiite de xam leen na ni nag ñoom it mën nañoo xeex te mën nañoo tontu lii Quotidien ne gars yi si boppam fi mu ne ñoo xaaratul Ousmane Sonko wax moom Ousmane Sonko jiiteetul débat bi saa bu waxee rek gars yi tontu lu ëpp la mu wax en tout cas l'observateur ma ngi may xamal ne moom Mimi Touré day xamal ne Ousmane Sonko ni ko du ñun waa Benno Bokk Yaakaar ñooy jëlal nit yi rendez-vous ci Sweet Beauté source aane ma Benno Bokk Yaakaar day dal na ba mar day taali ci Ousmane Sonko Vox Populi ne ma Mimi Touré ma ngay xamal Ousmane Sonko ne ko discours am gii muy jël di nappaate mel ni ku jëm ci guerre tiitaluñu la ñu mënoon ci pànk xeex ba tey mi ngi ci ñun deñul ndax dañoo yàgg ci opposition te xam nañu nag lan lañ fay doxalee Mimi Touré ne ñun day dal ak jàmm la ñu bëgg andi ci réew mi waaye tam ñu ngi woo suñu militants yi képp ku leen ko sabañ dabat leen ko 24 heures yéene kaay ne Mimi Touré day ma ngay wax waaye Sadikh Top day yekk na ko keteme ci yéene kaay bi Sadikh ne ko Mimi Touré tey jii buñ la ubbiloon suñuy buntu yaa nga Pastef Ousmane Sonko la tëjal moo tax ñëwoo ba ñu la dàqee sa poste premier ministre da nga daw songi Sonko ne la bul ma laal bul ma jege Pastef xeexu ngemb principe la ñuy àndee ak nit Sud Quotidien ne ma Benno Bokk Yaakaar yemuñ ca de ndax nee ñu parrainage bi ci boppam dañ ko dàq tàbbi géej xotti nag la leen CEDEAO digal Tribune yéene kaay ne ma président Macky Sall coalition dañoo wéet nag ci parrainage bi ndax nag CEDEAO bëggul opposition bi bëggul société civile bëggul ñoom rek ñoo bëgg force nit ñi nag ne dina fi amee du fi am Ibrahima Sène ci 24 heures yéene kaay ne opposition bi daal la ñu bëgg leen dong la moo di xeexoo ci mbedd bi ba am nguur booba Ousmane Sonko moom Vox Populi di ma xamal ne ma ngay tontu nag Chimère Diouf las yéene kaay ne ma moom kay Ousmane Sonko xamal na ko ne li ngay wax nii dafay wane ni dangaa am parparloo yow juge bi l'exclusive yéene kaay ne ma Ousmane Sonko kay dal na ba mar day taali ci kaw juge bii di Chimère Diouf l'enquête quotidien ne moo taxit laaj nag ndax justice moom na ca gël gu yam ci réew mi lu war la am na ñoo xam ne ña ngi ca yëngu day daal dina ñuy àddu benn nag avocat ne boo jëlee coowal Khalifa Ababacar Sall bi ci benn at ñu bëgg topp dossier bi atte ko ci lees waxu lan ca beneen magistrat ne Sénégal day am na magistrat yu am xarañte waaye nag jëfin gi moo des jëfandikoo gi naka la Macky di jëfandikoo alliéem démb ya waa Macky 2012 ci tribune yéene kaay ne moom président Macky Sall day xanaa ñàkk leen warmal rek ñoom Macky
2012 ak doomi réew mi moom président Macky Sall joxu leen gëdd faalewu leen député bii di Cheikh Bara Dolly tribune yéen a kaay sampub laaj ne mbaadu dafa bëgg a bàyyi Papa Diop maire bu Sindia it la tey mooy yéen a kaay ne ma mi ngi ci guddi gu bër setagul de gendarmerie moo ko teg loxo ci coowal suuf soo xam ne 1 milliard ak juróom-ñaari téeméeri million la daal di soxal las yéen a kaay ne ma Samba Ndiobène Ka ak Babacar Ngom it ña nga leen di tuumaal suuf soo xam ne dañ ci teg loxo te moomuñu ko yorin woo xam ne baaxul bu mutuelle de santé bu agent yu nguur gi libération ne ma banque mondiale it ma ngay artu nguurum Sénégal de ci ndox moo xam ne boo moytul dina andi jafe-jafe ci réew mi source aané li ñuy dund Sénégal day dara gënu koo metti bëgguñu fi ngóor jigéen ñu ne ñoom it fi la ñuy des ca Parcelles Assainies unité 24 coow gu metti moo am diggante askan waak ay góor jigéen yi nga xam ne sabar lañ fa bëggoon amal te tànn béeru góor jigéen yi day ña ngi ko bëggoon amal ci peggu génn ak juma bu leen fàtte ni coronavirus mi ngi ci réew mi te day faat yéen voilà donte def nañu ay réforme saa su ne ci wàllum suuf si ak coow li bari na si loolu le député du peuple tey nag maire bu Sindia ay collaborateur am mu mel ni coow la lu nga xam ne nii mu ngay gën di bari ci gox yi Sénégal yi ñoo koy soog a yëg ak yoon di ci intervenir mais man xawma ñaata yoon laa taxaw fii dénoncer gestion Thierno Diagne ci wàllu suuf arnaque jalgati doxalin woo xam ne sàcc doo la tudd diggante kër Songo ñuulu siiw bi ba kër Bakary ba Njogey foofu yépp amul kenn koo xam ne baykat nga wala sàmmkat nga bu fa am benn mètre suuf lépp Thierno Diagne sàkkal na ko pexe te kenn du ko tudd mel ni moom foofu da koo donn coow li am deng leer tey ji ak jilaax ci toolu Babacar Ngom yi commune bu Sindia mooy base bi moo tibb ba tibbaale ci suufu Njagañaaw commune u Njagañaaw tey jii may wax ak yow tey bu fekkoonte moom Thierno Diagne jàppuñu ko dafa war na dem sur le terrain ànd ak délégation mairie bu Malicounda ak sous-préfet parce que dafa am ku mu délivrer 50 hectares yoo xam ni lépp suuf Malicounda la mais maire bu jaay sa suuf ba jeexal di dugg ci ay suufu commune laal suufu Njagañaaw laal suufu Ngeexoox laal suufu Malicounda nii may waxee yow am na benn station Total bu ubbi côté Ngeexoox xamul tax inauguré wuñ ko xëccoo ak mairie bu Ngeexoox ba xam kan moom suuf si ñu tabax station bi ngir mën ko inauguré Thierno Diagne bu bëggee bu xoolee gën gis fenn suuf day fexe ba côté boobu mu am fa ab conseil municipal mu def ko bras droit kooku lay jiital muy jaay moom mu nekk ci ginnaaw boo jógee Ngeexoox di dem Sindia ba passé Bandia am na fa benn espace boo xam ne benn français la ñu ko joxoon français bi dem tukki quelques moments ñëw fekk ñu jaayaat foofu ñun dañ ko désaffecté tubaab bi day woote day def ay vidéo tubaab bi dem na ci justice jël na ay avocats yu dëkk fii nii yoo xam ne info moo tax mais xam naa un jour viendra dinañu xam seen ay tur ay avocats yu mag Thierno Diagne li mu yàq ci commune u Sindia golo yàq ko ci àll te li ci gën a doy waar da ngay taxaw di ko dénoncé man jaayul sama toolu bàyyi osé wax def ko toppatoo ma lu mu def mais suuf si dama ni maam ñépp ko bokk mënoo nekk maire ci ab dëkk bu amul koom comme suufu Sindia nekk ci biir région bu Thiès jige loolu Dakar foo gis mu nekk espace amoo ci benn xalaat bu dul jaay ko chinois yi ñu nga fay exploiter plus de 35 hectares yu benn usine Karo lañ fa def amul dëkk ba benn njëriñ te yow mënoo fexe ba gis benn réalisation bu mu fa def fii la ñu toog Babacar Ngom tabaxal waa tent ba benn classe waa Jilax mu koy inauguré di ci damu ma ne ko moom waroon naa rusa wax lii parce que moom tabaxu fa benn salle de classe léegi nag boo seetee bii ñu teg ko loxo nii valeur baa ngi toll ci 1 milliard 700 millions bii nii 1 milliard bu ñu sukkandikoo ci ay sources 1 milliard 700 millions te bu soobee yàlla bu gaa yi yëgee xibaar bi ñi mu nax ñëpp ñu dem tey minimum dana am lu ëpp téeméeri plainte tey ñu doon maire taxul nga moom dëkk bi taxul ngay jalgati duñ ko wax parce que am ñoo xam ne yilif foo leen moomoo leen wax naa ko ay proche am ni leen seen maire bu foogee ni moo yilif nit ñi nax na boppam moromam laa ñu maa seen doo damay continuer di dénoncer gestion l'histoire m'a donné raison boo jiitew askan da ngay bàyyi askan ak seen suuf am vision pour liggéey la mu jalgati moo ëpp li ñu ko jàppee laa wax nañ continuer enquête bi xool et informer képp ku nekk victime ci suufu Thierno Diagne nga ñëw tey dénoncer ko dina am kon ay plainte yu dul jeex tey place bi nga xamante ni bii fa la suuf si fa la coow la suuf si déclenché maam Thierno Diagne am na fa kër am fa famille dëkk ba ça fait 7 ans amuñu ndox ca biir benn këram kese la gas benn forage pour moom ak waa këram kese kooku maire la ci maire boo xam dañu laa fal bu nga taxaw ci bëgg-bëgg askan wi itam lu tax ñu continuer di ko dénoncer dañ ko
mais li tax ñu falaat ko mooy kenn falaatu ko parce que amul sax 40%. c'est-à-dire candidat yi ñëwoon commune bu Sindia. ñoo bëri ay ñoom Mamadou Faye ay ñoom docteur Moussa Thior ay kilifa yoo xamante ni bii kenn yemu ci Thierno Diagne ci wàllu niveau ak wàllu bëgg localité ba malheureusement comme candidat yi bari nañ. bari puis avantage am lay nekk am rek waaw avantage am lay nekk. mais ñu ngi demandé waa OFNAC ñu ngi demandé aussi président Macky Sall ñu gën a approfondir enquête bi gën a approfondir gëstu yi ci la fa Thierno Diagne yàq pour ñu def fa délégation spéciale parce que yàq na commune ba. li may wax nii nag du question waxu fa laa dëkk de mais waxu askan wuy souffrir benn waay di leen noggutu te ndeysaan ñu dese tuuti jeexeetalu villageois mënuñoo dénoncer mënuñoo xeex mënuñoo fipp wax naa la coowal ndeng leer yi ci commune bu Sindia boobu la moo ko sabab parce que moo jaay ba laalaale suufu njaga ñaaw ay taaloo tey ji mu ngi laalaale suufu Malicounda 50 hectares ci suufu Malicounda la def dañu am problème ñi voilà réaction yi sax gis nañ ko ci Sen TV l'officiel ñu bëri ñu ngay réagir si coow li nuy mel jaruñu si ñaat parce que peut-être daf koy gën a enfoncé te ñun gënuñu nekkuñu fi pour àtte alors Birahim coowal suuf qu'est-ce qu'il faut pour man ko sécuriser parce que à chaque fois coowal suuf dafay ñëw ci Sénégal. waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom seen xam-xam dafa màcc ci wàllu woowu dama lay jox benn exemple mooy IPAR nga xamee ni dañ leen di nuyu au passage am na liggéey yu yaatu yoo xamee ni yàgg nañ ko def ci lu soxal mbiru foncier au Sénégal am na étude boo xam ne IPAR da ko génnee di xam ne ni sur 14 millions de Sénégalais 152 000 ñoom ñoo am titre foncier. mu xamal la ni. li nga xam ne moom mooy suuf si ci Sénégal 5% lañ ci immatriculé superficie nationale ci wàllu suuf 5% lañ ci immatriculé mooy maanaam 5% la ñu mën a wax ne suuf si diw moo ko moom mu ngi ci li nga xam ne moom mooy registre nguur gi muy ñi nga xam ne ñoom ñooy waa domaine am na liggéey bu am solo boo xam ne waa domaine ñu ngi ko ciy jéem ci lu soxal mbirum suuf président de la république am lu mu ci waxoon ne ni ku am sax léegi lu ñu woowee nga dem mairie conseil municipal defal la délibération nga mën a soppi boobu la délibération jëlee ko ci benn anam mu xës doon li titre foncier ci yow ndax tous les sénégalais ont droit à une propriété foncière sénégalais bu ne am na sañ-sañ ci suuf moo xam dafay tabax lu jëm ci dëkkuwaay wala da ci yëngu ci lu jëm ci wàllu sàmm ak mbay léegi lan mooy problème bi mooy dans cette histoire concernant ce maire là am na déjà ay tractations parce que dafa bokk ci benn parti wala coalition de partis au pouvoir pour seet na ñuy def ba ñu génne ko ci loxoy justice ci lu soxal mbirum jaayum suuf gis nga jaayum suuf Mambay ce n'est pas man mi yore suuf boo xam ne ci Mansour laa ko jëndee donte délibération conseil municipal la ñu may ma suuf lu ñu ko mën a waxee ma dem jaayi ko ñu war ma téye man xam nga kan la ñu war a jàpp ci wàllu woowu dafay enquête ci ñu ñi nga xamee ni ñoom ñooy nekk ay maire wala doon ay membre de l'administration territoriale di waxtaan ak maire ba mën a jël suuf lu tollook ay hectares jox ko Mambay moyennant finance ndax da nga koy fay loo xamee ni suufu jàmbur la suuf boo xamee ni bokkul ci li ñu immatriculé mu bokk kon ci domaine boo xam ne état moo ko moom état moom moo am sañ-sañ joxe suuf mais yow citoyen yow yaa am également sañ-sañu ñu jox la suuf maintenant nag warul yem ci 2 pelés 3 tonnes nu ñu ko mën a waxee di ay quelques maires gis nga xëccoowu maire yi ngay dégg yëpp lu ci bari ci yenn gox ñuy dem bay indi ay liste parallèle wala mu jaral leen di ci jamante paaka ci dóorante ay yet c'est parce que tout simplement du question salaire u maire bi de wala avantage u maire c'est parce qu'il y a un foncier boo xamee ni au-delà de ton salaire de 300 400 500 000 foncier boobu moo lay tax a doon un milliardaire ndax da nga koy jël jaay ko bazarde ko da nga koy jël lu war a ku war a am du am nga jël ko dem jaay ko ñoo xam ne am nañu ba noppi tey lan moo am Ngor nga xam ne presque depuis quelque temps ñu ngi xuloo di xeex parce que dafa am li ñu woowee ci régime foncier ñaari régime mooy bi nga xam ni day naan da nga ko donn ci maam li suufu maam moo indi coow li ci Ngor lan moo ko waral président de la République moo ne yéen joueur équipe nationale bu Sénégal ak seen staff ak ñi demoon ci Coupe d'Afrique des Nations daggal naa leen ci ku nekk lu tollook nangami 1000 mètres carrés
mais fan nga ko dagg ci suuf soo xamee ni ña dëkk foofu tey ñoom amuñu suuf bu ñu moomal seen bopp alors que suuf si ñoom jàpp nañu seen suufu maam la muy un problème boo xamee ni il faut nécessairement ñu solutionner ko entre lii ñuy woowee ci wàllu régime foncier la ñu donn di mbirum maam nga xamee ni y a peut-être 50 ans 60 ans ci ginnaaw seen maam moo ko jëloon abal ko nguur pour mu defar ci dara ñoom dañoo jàpp ne aéroport suufu aéroport seeni maam ñoo ko abaloon nguur pour ñu mën ci tabax aéroport léegi que dindi nañ fa aéroport bi wala amatul espace wala assiette foncière boobu. foog ñu delloo leen. aja ñu koy doon basketball Africa League Duc dañu koy éliminé ci compétition bi. waaw démb nag kon la nag Dakar Université Club daanu nag ci kanamu AS Salé 91-86 li ni mel tax nag ba Dakar Université Club kon moom du jàll nag ci ñaareelu tour bi nga xam ne mooy nag saison 2 bu basketball Africa League ñu fas yéene ko amal foofu ci Rwanda Dakar Université Club kon ak Ferroviario d'Abera ñoom nag la ñu éliminé ci conférence bu Sahara bi di fàttali ni kon AS Salé Slack ak Monastir ni ki noonu rek ñoom ñoo ñeenti équipe yu qualifié ci boobu les conférences ci noonu dañ ciy teelu nag kii di Parfait Adjivon muy tàggat ñi di waa Dakar Université Club ak seen capitaine di Abel Abdourahmane Diop ak Sadio Abibouka. ci yenn jours am naa satisfaction yenn jours yi am naa peut-être 50% am na yenn jours yi amu ci benn satisfaction su ma jëlee Ali quand même wane na quand même c'est un grand joueur Shadrack ma c'est normal parce que muy doon concurrence Adama moo ko gën a miin équipe bi muy joué comme muy doon entraîneur donc daal moom moo jox satisfaction te lu may conseillé beneen équipe sénégalais bu nar a qualifié boo naree jël ay jours je préfère nga jël ay jours yoo xam ne bu uti moyen nga xam ne di nga leen mën a jël au moins di def 5 mois ci yow avant compétition nga xam ne compétition di nga leen xam carrément di mën liggéey ak ñoom mais ñu ñëw 4 jours avant compétition bi dafa xaw a métti. depuis début compétition bi erreur yooyu moo ñu topp ba léegi moo ñu topp ba dernier match bi et voilà conséquences yaa ngi nii on s'est pas qualifié mais pas de regret on regrette pas parce que au niveau nii lay demee da ngay ñëw am loo indaale mais finalement li nga am doo ko bëgg. dinañu jëriñ bu baax parce que erreur yi ñu def fii nii gëm naan duñ ko defaat championnat te bu ñu ñëwaatee di ngeen ko gis ne erreur yooyu jàng nañ bu baax fii ci compétition. Football Ligue 1 donc Sénégal allez Casa Sport mu mel ni kon mooy équipe bi nga xam ne nii moom rek moo samp ndëndëm ci 13e journée yi. waaw Casa Sport nag kon mën nañ jàpp ne nag ci gannaaw ba ñu amalee fukk ak ñetti journée muy phase aller bi moom rek mooy équipe bi nga xam ne amagu ci nag défaite muy performance boo xam ne Casa Sport bëgg na ko nag wëyal ci ñaareelu phase bi ci leeral ñu ànd ci ak Soxna Fall. moom kese mooy équipe bi nga xam ne amagul défaite gannaaw fukk ak ñetti bëccëg yi ñu jongante Casa Sport daal di jeexal phase aller yi ci ñaareelu place classement bi tolloo ay poñ ak ki jiite ci jamono ji mu di Génération Foot club bu Fagno wu Ziguinchor bi am na ci lu toll juróomi ndam juróom-ñetti match nul amul benn yoon défaite fukk ak ñaari but la dugal daal di encaissé juróom-benn ci wàll gu njëkk gi saison bi Casa Sport wane ab constance di performant saa su génnee Casa Sport tamit leneen lu mu am moo di jàppale supporteram nga xam ne duñu noppi di wane seen engagement ci wetu équipe bi saa suñuy rek jongante bëccëg bu jot noonee la ñu koy defee di def ambiance ndoxteelu match ba ci njeexital gi ñu ambitieux enthousiaste tamit Casa Sport bëgg rek jëlaat place bi ñu ko xamee woon ci championnat national bi bokk ci ñi ñuy tudd loolu nag ngir mu am dañuy wéyal liggéey bi ci jamono ji ñu war a soobuwaat ci phase retour yi. je pense que mën nañu waxtaanee mouvement des patriotes rufisquois nee ñu nag wàllum violence yi boppam la ñu bëgg dakkal ci stade yi. en tout cas loolu daal mooy seen mbébét nag bu ñu sukkandikoo ci président bu mouvement patriote rufisquois tax na sax moom nag mu xam le ne fas yéene jàppale sport boo xam ne du am nag benn violence foofu ca Rufisque kii di seen président di David Lamotte moo yëkkati les kàddu gannaaw nag bañ doon amal ab tournoi de football foofu ca goxu Rufisque boobule ñu teewlu ay kàddoom. ñun xam nañ ci lan lañ jógee ci sport Rufisque fii ay question de violence et tout ça là donc quand Diadji m'a dit je dis mais oui ça c'est avec plaisir parce que foog xale yi ñu xamal leen que ne sport fo la on est là pour faire la fête on est là pour s'amuser mais xam nga jiital vétéran yeeg ay yenn équipe yu nekk tege yoo xam ni c'est des équipes marquantes pour ñu mën a xam ne sport bi dafa war a nekk sans violence ça moi j'y tiens et c'est pour ça que j'ai accepté ce truc là. bu wax jeunesse Rufisquois bi ne leen sport fo la
le sport c'est la fête il faut que violence ñu génne ko ñun suñu sport xam nga chaque fois qu'on se retrouve au stade que ça soit des moments de cohésion des moments de fête et des moments de sport tout simplement. aja kon nag ñu waxtaan bi la yoon ci Ligue des champions suite et fin bu 8e de finale retour bi tey jii ci ngoon. waaw tey jii rek ci ngoon nag la ñuy ndar képp lépp lu jëm ci wàllum 8e de finale Ligue européenne des champions Lille nag mooy dalal ñii di waa Chelsea bu ñoom Edouard Mendy foofu ci France gannaaw nag Lille ba mu ñàkkee ci match aller ba ñaari bal ci dara kon tey jii nag faaw mu xoolaat taxawaayam bu bëggee nag qualifié ci quart de finale yooyu la kon ñu jàpp ne nag Juventus moom tamit mooy dalal Villarreal foofu ci l'Allianz Stadium Italie bu 20h jotee lay doon match aller ba nag ñaari équipe yi 1 but partout la ñu defoon di fàttali nag ni ki démb kon Atlético Madrid moom moo daan Manchester United ca dëkkam benn bal ci dara tax sax moom qualifié ndaxte match aller ba ñaari équipe yi 1 but partout la ñu defoon Benfica moom moo éliminé Ajax bu Amsterdam daan ko benn bal ci dara match aller ba nag ñaari équipe yi 2 buts partout la ñu defoon kon waxtu wi nag Atlético Madrid ak Ajax bu Amsterdam rejoindre nañ nag ci quart de finale ya équipe mel ni Real Madrid Liverpool Manchester City ak Bayern Munich ñuy xaar ni nag kon ñaari jongante yi fas yéene am tey jëlee ci ngoon di fàttali nag ni lu jëm ci wàllum tirage au sort quart de finale ak demi-finale Ligue européenne des champions dinañ ko amal kon ni ki ajjuma fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars foofu ca ñoo sa Suisse kon Mame Mbaye lii moo fi gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. jaajëf borom Jam City ak Douga Pape Manta Mboup jaajëf waay. poste de santé bu Arafat Castor sa Tëngéej. xam nga dañu ko nekk di tabaxaat alors. gars yi nag dañu nekk def collecte képp yéen ñi nga xam ne yéen a dëkk Tëngéej yàlla baaxee leen ku ci mën a jàpp nga jàpp si tonne ciment lu mu ci mënti doon. am na si solo am nañu